Biokinia 100% naturel ay gëstu yu boroomi xam-xam def ci suñu gàncax H32 garab la goo xam ni day dimbali nit ci wàllu fertilité ku mënuta am doom maanaam baax lool ci kyste ak fibrome wala jigéen ju ñàkk bànneex ci buy sëy Diospyros di médicament bu ñu xalaatee ci garab yi réew mi muy dimbali góor muy am yëg-yëg ci buy sëy di dindi ci moom ak néew doole di ko nelaw loo itam te di ko taxaw ci nekkin ci wàllu xalaat yéen ñi nga xam ni di ngeen am yaram te bëgg a wàññi graisse gi nekk ci yéen Biokinia indil na leen garab gii ñuy wax fine forme da ngay daal di wàññi sa poids ci bu gaaw a gaaw am bind bu jekk te rafet lool noonu itam la defaree garab gii ñuy wax iya forme da lay jox bind bu jekk lool bu dee jigéen daf lay jox forme bu mucc ayub macha allah bu dee xale bu xiiboon da koy may kantan mag itam ci la gën a baax waaye noonu la baaxee ci jigéen juy nàmpal ndax da koy may soow bu baax am na ay pommades yuy guddal sa karaw ci anam gu gaaw am na ay pommades de massage di dindi bépp métit bu nekk ci sa yaram Biokinia ci xalaatam indi na itam savon Biokinia fees dell ak acide hyaluronique di dindi ci yow vieillissement waaw da nga koy sangoo bés tax te yooyu dong laa leen tuddal des na yeneen ak yeneen ci xeetu tawat yu ñuy faj ci médicament yu Biokinia doon ay gëstu yu boroomi xam-xam amal fii ci Sénégal ak garab yu dëkk ak ñun fii ci Sénégal jokkoo leen ak Biokinia ci 76 379 21 21 wala 77 161 21 21 Biokinia gàncax yi leen di indil tawfeex. asalaamaaleykum mbokk yu suivre MMD Média ñu amaan mbégte dalal leen ci seen émission Ndiolo tey nag ñu am fi Pa Assane Seck ñu namat ànd ak moom waxtaanee lépp li nga xamante ni mooy actualité ci biir réew mi Pa Assane ñoo ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum yaa Seyda Rama maa ngi laa nuyu ba baax di nuyu say follower ba baax. d'accord tey Pa Assane namu nañoo waxtaanee li nga xamante ne nii moo def njombe ci réew mi di deewu ki nga xamante ne nii mooy Lobé Ndiaye d'après enquête bi mu génnee ñu xamal ni ki ko boom féticheur la Pa Assane ñu remarqué ni féticheurs yi ñu ngi jël ampleur boo xamante ne nii doy na waar ci biir ci réew mi ñu ngi def ay ñaawteef di triande nit yi naam am na ci ñu baax mais am na ci ñu bon ñuy laaj Pa Assane lan moo nekk sa position ci loolu nga xamante ne nii moo xew ci réew bi. waaw loolu moom malheureusement mbiru rey yi gën na tar waaye yàgg na fi donc duñ ci mën a wax ju bari lu dul nekk enquête bi liñ ci dégg ñaaw na ba fu ñaaw yem di ñaan yàlla ki nga xam ne moo ñàkk ba kanam yàlla xaar ko aljana yi gën a kawe di wax nit ñi ñu gën a prudent malheureusement situation dëkk bi moo demee noo xam ni nit ñi mel ni man dañu xaw a fàtte borom bi tuuti naam nag il faut se prémunir ay réalités yoo xam ne fii la ne ñun ñëpp ku si ne da ngay dem ci ki nga xam ne moom nga yaakaar ne mën na la ñaanal say mbir baa nga def ne ko ñaanal ma mu ñaanal la loolu lu bokk si ñun la suñu ay maam ba fi ñu toll nii bokkul ak nag ak war a jël sa àdduna yëpp teg ko si donc côté boobu aussi nit ñi dañu war a def attention beneen bi aussi mooy que site internet yi dañu jox trop kàddu ak bopp ak làmmiñ ak lépp ñi nga xam ne ñoo nekk ci yëngu yooyu mujj gi sax léegi finalement da ngay yéemu da nga naan mais xanaa dëkk bi ñëpp lii la ñuy liggéey dëkk bi moo tëddee noonu aussi parce que ku ci nekk da ngay bëgg a fës ku ci nekk yaa ngi jaar ci internet bi télé yi daanaka sax internet bi léegi dafa mel ni moo ëpp doole télé yi parce que lépp ci lay jàll ne veut pas dire que lépp yoon la wala du yoon donc côté boobu foog nit ñi en tout cas sénégalais yi foog ñu gën a bàyyi xel gën a def attention éviter wéetoo bi ak ñenn ñi di def attention di ñaaw njort aussi du dañ lay jàpp rek takk say bët ngay dem non nit dafa war a ñaaw njort di xalaat biir ak biti pour mën a moytu yenn yi mais yàlla tuddoon na ni foofu la war a ñàkkee ba kanam yàlla na ko yàlla yërëm et puis nit ñi gën a prudent quoi. d'accord Pa Assane li mu wax foofu leer na ñu ñëwaat ci leneen li nga xamante ne nii actualité la muy mbas mi ku ne xam na ni yàgg na fi mu ngi fi bëgg a yàgg dégg nañ ci coow lu bari nag coowul vaccin bi coowul 3e vague bi ñuy wax ci variant delta bi Pa Assane tey ñu ngi gis am na ñoo xamante ni ñu ngi dem vacciné wu te teewul ñi ngi am mbas mi yow boo ma doon jox tey conseil di ko jox ñi nga xamante ne ni ñoo ñuy seetaan lan lay doon par rapport ak mbas mi vaccin bi solution bi la wala mesure barrière yi. alors am naa tuuti gêne pour wax ci mbiru coronavirus sur le plan technique ak scientifique entre mesure barrière vaccin ou pas loolu c'est vraiment technique du ma ci sori
damay bu ma ciy wax tamit dama naan selon li ñu docteur yi di wax au début dañu doon wax mesure barrière après ñu wax ñu vaccin mais am na ñenn ñu wax vaccin d'accord mais am na yeneen borom xam-xam yoo xam ni malheureusement joxuñu leen kàddu wala bëgguñu leen jox kàddu aussi man impression bi ma am sax mooy dafa mel ni médias yi dañ leen ne bu leen jox kàddu ñenn ñi parfois c'est l'impression que j'ai ku mel ni docteur Pape Moussa Thior wax na fi depuis daaw ne immunisation collective tubaab yi bañ ko wala bañ loo ñu ko ñenn ñi bañ ko mais ça a fonctionné ailleurs am na feneen fu mu fonctionné ça veut pas dire que bu fonctionné feneen que du fonctionné fii wala que daf fi fonctionné mais lu mu si mënti doon fu ñu dégloo ñii war nañ mën déglu ña sa des ñii wax vaccin et cetera oui ils ont leur raison ñi wax ne attention vaccin bi ci sens bi ak ni ñu ko tënkee yëpp du sotti aussi ils ont leur raison maintenant ñu bàyyi nit ñi la latitude et la liberté de xalaat et de choix bi si des mooy lu tax àdduna bi ñëpp war a feebar lu tax mondialisation am ñëpp war a jaar fenn fi ñëpp ñu imposer leen dollar ñëpp ñu imposer leen euro lu tax waxuñu CFA baax na wala africain seen monnaie baax na imposer ko àdduna bi non mais ñi am doole ñooy imposer règles yi du jeu. alors lu mel noonu nag su amee peuple bu muus dafa war a tey def attention bañ a rek fonctionner ci ñu koy diri rek mu ci topp dañu waxoon daaw mesure barrière wax ñu hydroxychloroquine wax ñu lu jëm ci raxas say loxo takk masque bañ a dendante moytu ñu ne d'accord les gens ont respecté ba yàlla def sutura ba ñu ñëw ba jub nawet tàngaay ñu ne non virus bi tàngaay bi da koy kii affaire yi arrêté na ñu jàpp loolu ñu ñëwaat ba ren affaire bi mel ni lu ñuy yee alors li ci yéeme tey par exemple mooy ci Afrique de l'Ouest au Mali par exemple les gens ne parlent même plus de coronavirus pourtant Mali ak Sénégal benn la daanaka foofu sax sori na Gambie mu ngi biir Sénégal lu tax ni ñuy waxee coronavirus nii Sénégal ak ni Gambie déggee nekk biiru Sénégal lu tax waxewuñ ko noonu biir Gambie donc yépp laaj na nit ñi xalaat lu tax par exemple il y a 1 mois ci ginnaaw président Macky Sall def tournée normal xanaa président bi muy defi tournée moom amul ay médecins yu ko ne attention virus baa ngi ñëw dina garaaw amul woon lool pourtant amoon na terewu ko def tournée après ñenn ñi wax sax ne way président bi gis naa professeur Seydi mu def benn sortie bu intéressante mu wax lu intéressant dafa ne président bi pourtant dañuy wax ne moo indi corona bu fekkoon moo fi indi corona mais lu tax kon dëkk yi mu dem corona bi bareewu fa c'est que parfois les gens quand ils nous parlent léegi baax na ñuy dégloo xel bañ a topp rek gars yi nee nañu bu fekkee ni président bi dafa dem ci ay dëkk ñu ne moo tax corona bi si tas professeur Seydi ne non dëkk yooyu mu dem lu tax corona bi tasu fa kon président bi déplacé wul ak corona lu tax président bi déplacé wul ak corona ci diir bu ndaw non corona bëgg a faat Sénégal yépp donc am na fu leerul kon professeur Seydi li mu wax soit amul wala su amee kon nit ñuy waxee mbir mi nekkewul noonu yépp ay laaj la rek après beneen fànn bi mooy fi dëkk bi toll moment bi ñuy wax ne Sénégal yéen a ngi am yaakaar am ngeen pétrole am ngeen zircon am ngeen lu ne ba ci tolluwam bi Clédor Sène doon wax barki dem mu nekk loo xam ne daf ñuy permettre ñu am alal buy jóge jëm ci wàllu nucléaire mais loolu yëpp mu mel ni dañu bëgg daal ñu bañ cee wax ñun mu mel ni dañuy nëbb loolu mu mel ni ñun waruñu intéressé wu ci suñu yëf ñu daal li ñu war a intéressé wu mooy corona ngi ñëw tey ngeen dee ñun ñëpp ñu riir necc liste électorale yi primo votant yi war a dem voté ji ñu xañ leen ay këyit à gauche à droite ñu ne ci loolu maanaam autant on parle de coronavirus ak li ci nekk ci wàllu mbuxu ñu Bougane wax na corona business am na ñeneen ñuy wax beneen Ousmane Sonko dénoncé na situation corona bi dans le sens où depuis le mois de mai état bi amoon na ay information léegi la question mooy ban information mooy information bi est-ce que variant delta ni ñu koy waxee nii te pourtant ñun dégg nañu ay spécialistes américains ñu ne variant delta moo gën a gaaw ci transmission mais moo gën a moins dangereux que bi fi nekkoon daaw waaw la question mooy kon du tax nit ñi di dee nii la question mooy wala li ñu war a comprendre mooy heure bi daaw nit ñi dañu fay nekk dund corona mu tar lool ci àdduna bi rey lu bari Europe Afrique ak fa ca des lu tax rey boobu doon am daaw amul ren ba pare ñu ne ñu variant delta moo gën a grave xanaa variant delta nekkul Europe nekkul Amérique nga xam ne dañu doon wax 2000 morts par jour 3000 morts et cetera
waaw léegi nit ñi africain ñoo war a yeewu. OMS dafa fee taxaw ne kat Afrique tey ngeen dee yàlla lànk wax na ko ñaari yoon ñetti yoon yàlla lànk tey ñu indil africain yi loo xam ne dafa mel ni dafa jóg pour ñoom rayul européen autant mais ñun mu ngi commencé di ñu attaquer autant te benn réew la attaqué autant à un certain niveau ci Afrique de l'Ouest mu mel ni Sénégal rek a fiy dund coronavirus lu ni mel amul Côte d'Ivoire amul feneen ak feneen il y a problème donc am na lu lëndëm lu leerul fenn fi ku mel ni docteur Niang su génnee di wax mu mel ni li muy wax dafa commencé gêner ñenn ñi commencé déranger ñu bëgg ko tuumaal diffamation Seydou Gueye génn ne way sanction dañ ko jël président na jël sanction justice dina ci wax mais ça va il faut pas ñu un peuple kenn ko massacrer il faut pas ñu parce que tey li nekk di xew nii mais dinañ ñëw bis ñu wax haute trahison parce que information bi ni muy demee nii ci ak réalité bi daaw nit ñi ñàkkuwuñu woon ay bakkan autant ren nit ñi bu ñu ñàkkoo dañoo war a sauver waaye nit ñi ñàkku ren ñu ñuy wax te li ñuy wax ni waxuñu ko ci hasard dafa bëri ñu wax ne dañoo ñàkk seen bakkan en tout cas bi ñu vacciné woo ñenn ñi tawat ñenn ñàkk seen bakkan waaw léegi loolu ñu ne kenn du ko fi wax lu tax duñ ko wax dès que wax nit ñi xam li xew et les Sénégalais ont le droit de savoir depuis l'histoire lan moo tax suñu kilifa bi Serigne Babacar Sy yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér def déclaration taxaw ne nañ wax nit ñi dëgg na nguur gi wax nit ñi dëgg ci ban sens la ko doon waxee on ne sait pas mais nañ ñu wax dëgg waaw suñu ay jàkk yi ñu tëj depuis 2 ans te Sénégal nekk réewu ñaan ñu am yaakaar ne sunu maam Abdou Aziz Dabakh ak kilifa ya mel ni moom ak ñeneen ba ci sunu maam Serigne Babacar Sy bi yaakaar naa ne buñ ko waxoon dëgg amaana tey jàkk yi du tëju donc baax na ñu nit ñi muy information surtout l'information mooy nguur ku am information am doole donc tey Sénégalais yi dañ leen war a wax ne leen vaccin bi léegi depuis quelques jours depuis 1 2 3 jours ñu ngi gis que journalistes yi sax yenn yi ñu ngi commencé naan waaw dañu war a wax nit ñi vaccin bi kii moo ko war a jël nii la ko war a jëlee nangam vaccin boo demee bañ la war a wax ne la ni nga koy jëlee fi nga ko war a jëlee nangam mooy que y a problème donc le problème il est là pourquoi ñu koy nier pourquoi ñu bëgg a def semblant ne y a aucun problème allez vous vacciner des gens meurent ñuy continuer di vacciner wu on dit à personne de ne pas aller se vacciner duñ amuñu maqamee wax kenn ne ko bul dem ak demal waaye sañ nañu poser waaye question soxna si. d'accord Paasan ci question yooyu noonu comme que ñoom joxuñu askan bi les bonnes informations tey est-ce que jotul askan bi ci boppam jël ses propres responsabilités kenn ku ci nekk xam ni feebar bi mën na la dal nga jël sa ay say précautions. waaw mais jël sa propre responsabilité jël say précautions mooy lan mooy moytu si la nit ñi dëkk. maintenant négligence ak lii indi sàggante ba nit ñi war a moytu wala bañ a moytu nguuru Sénégal moo ko def nguuru Sénégal moo am ay xew ay takk ay ngénte ak leneen dajaloo ci seen kër yi daaw sax bi ñu tëjee terew leen woon ñoom ñuy dajaloo ci seen kër yi di def seen ay mbumbaay di maye seen ay doom macha allah yàlla na yokk ak yeneen haute responsabilité benn la nguur a koy gàddu mu influer ci ñi ci des su demeewul nii mais dire aux gens prenez vos responsabilités c'est comme les larguer c'est comme wax nit yi bon ñun ñu ngi fii mënatuñ fi dara mais bu ngeen mënatul da ngeen di wàcc. ñu jóge ci leneen li nga xamante ne nii mooy coronavirus dem ci li nga xamante ne nii yitteel na askan wi mu nekk 4e mandat wu maître Augustin Senghor nit ñi ñu ngi ciy wax polémique bi bari na trop mais Paasan man fi may ñëwee mooy est-ce que jotul Sénégal ñu wax ci problème cumul de mandat parce que tey da ngay gis ku toog ci bërëb lànk ne du fa jóge est-ce que du jotul ñu jox ñeneen ñi nga xamante ne nii am nañ expérience ñu jël relais bi ji ma yóbbu muy sport bi muy politique bi muy. cumul de mandat moom pour mu jóge fii dina xaw jafe parce que intérêts yi nekk en jeu moo tax des intérêts nekk en jeu et des enjeux mooy profit bee bëri mooy li dal sunu nguur yi sur le plan politique dal sunu kilifa yi ci wàllu politique nekk chef de parti yow yaay nekk chef de parti ba keroog nga fi jóge boo paree boo xefee sa doom ñëw et cetera c'est parce que y a des calculs des enjeux isa dëkk bu ñu parvenir woon aujourd'hui ba am leader bu baax boo xam ni dafay def loo xam ni suba keneen ku ñëw di ci sukkandiku sa liggéey du metti dina tane te dina tax nit ñi dem plus ci valeur que ci profit donc tey Sénégal li ko tënk mooy mbiru profit quête de profit naa nekk chef parce que moo nekkee chef dinaa am dara léegi yow boo nekkee chef li nga war a fexe mooy ñi nekk ci suuf am dara
mais boo nekkee chef sa bopp ngay toppatoo de sorte que ki nekk ci suuf day wut sa poste yow ngay wut a toog lii rek la. maintenant pour dindi loolu il faut quoi il faut def ba sorte que nit ñi am choix ne kat man bu ma réussirul ci menuiserie dinaa réussir ci caméraman wala ci leneen ak leneen niveau de vie bi yokku mais niveau de vie pour mu yokku économie day yokku économie pour mu yokku day basé wu ci volonté ci gëm-gëm ak pasteefu taxaw def dara ak fulla ak fit ak foi loolu yëpp nag malheureusement dajawul soxna si jamono bi donc finalement si on prend le cas de Augustin il a ses ambitions ça se sent quand bien même on nous dira te loolu dama ciy bàyyi xel tout le temps ne Sénégal nekk ci instance internationale yi dafa baax am nañ Augustin qui est à la FIFA qui est à la CAF comme premier vice-président loolu lu baax la tey Augustin mooy président CAF bu ñu ko amoon man damay bokk si ñi gën a kontaan maintenant est-ce que loolu dafa war a tax Augustin war fee toog abadan ila du dem question la est-ce que consensus bi looloo ko tax a jóg su dee looloo ko tax a jóg dañu war a wax sénégalais yi ne leen lii moo ñu tax a jóg su fekkee du loolu nag sa waay mbir mi tegul ci yoon donc quelqu'un comme Madi comme tant d'autres Madi na sant yàlla ci benn affaire sénégalais yi xamuñu ko woon léegi sénégalais yi xam nañ ko loolu sant yàlla la après li ci des nag samedi 7 août ben on verra ce que ça va donner malheureusement les présidents de club ñoo war a voter ñu ci ëpp jàpp nañ ne Augustin la ñu àndal mais lu mu si mënti doon bu fekkee gën na ci Augustin gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla jox ndam su fekkee gënul yàlla na ko yàlla xëy. dégg nañ li nga wax paasan ñu jóge ci loolu dem ci leneen lu yitteel école yi ñu gis noté nañ benn indiscipline bu doy waar ci biir école yi gis nañ fi ay image ay élèves yu jël seen ay kaye xotti ko sànni récemment li ñu mujjee gis mu doon lu doy waar di benn ab xale bu góor bu solu jigéen ngir defal copinam ci d'après information yi ñu am defal copinam examen loolu paasan est-ce que faute bi ci élèves yi la wala aussi du éducation mooy bëgg a fay mission. non c'est à l'image du pays fii dëkk bi toll xam nga yaa ngi wax léegi cumul de mandat tricherie la dinaa def benn mandat ba ñaar ba ñett ba ñeent ngay forcer c'est de la tricherie maintenant Augustin nañu baal ak kilifa yi ñu àndal yëpp c'est avec égard qu'on parle adressé leen ko mais ci wàllu définition lu ni mel loolu la rek mooy yow kat amuloo droit def examen bi place su keneen nga ñëw def ko délit la nga teg ci solu jigéen double délit et cetera maanaam dama bëgg a expliquer ne ni dëkk bi doxee nga gis kilifa bu sol costume cravate solu ba wala sol 2 pièces jekk dem jumaa ja génn kii te pourtant liggéeyam mooy agent secret la ci wàllu daal joxe information ci lay dox information boo xam ni mën na dem ba lor nit ak leneen kooku est-ce que julleem ak jaamoom dina compter yàlla rek a xam après nga xool dëkk bi ni muy doxee corruption ni mu fi mel. daaw wax nañ ko fi ci examen ñu jàpp ci wàllu bu ni mel ay professeurs ñu mel ni dañ leen téye soi-disant parce que dañu mel ni ñu jàppale élèves ci tricherie et cetera parce que aussi élève bi jàpp na ni su amul diplôme bi gàcc seen waa kër la gàccaam la mais yooyu yëpp paramètres yooyu yëpp mooy jur ñu egsi fi ñu egsi kii am na xarañu jéem a sol comme jigéen toog def examen bi toog 1 journée 2 jours yoo xam ne day ñëw toog place am du jóg du bouger ñamu séqal ràññewuñ ko ci dernier jour bi am ku ko xàmme gis situation bi daal di koy dénoncer di jàngalekat mënoon na rëcc est-ce que amul woon attitude yu mel noonu yu jot a jàll ñoo xam ne réussir nañu examen daaw wala daaw jéeg ci noonu on ne sait pas tey amaana ndaw soosu am na fu mu doon toll kooku mënoon na ko corrompre jël benn montant ne ko non bàyyil mu sedd nangam amaana mu nangu amaana du nangu waaye yooyu yëpp nag c'est parce que dëkk bi fi mu toll la ñuy dem ba élèves yooyu ngay wax naan dañ leen ne tëj ngeen ñu jël seen i bagages ak yooyu sànni mais parce que njàng mi moo amatul mythe njàng mi moo amatul valeur ci ñoom mooy que am nañu opportunité de succès ailleurs boobu moo leen gën a soxal jamono bi donc disons que ni situation bi tollee fi mu nekk nii foog ñu defaraat ensemble bi mooy Sénégal mais foog ñu defaraat dama koy wax nii mais du ñun ñoo ko war a defaraat benn leader bu baax moo ko war a defar leader boobu kañ la yàlla ñu ko yàlla indil. allahumma amin yàlla nañ ko yàlla indil baasan ñu amoon mbégte ak kontaante dalal la fi nga xamante ne nii mooy Ndiolo ñu bàyyi la nga wax sa mot de la fin nga tamit lancer ban message nga war a mën a lancer jeunesse sénégalaise en dans le cadre général ci jikko yi ci comportement yi. alors si je dois lancer un message parce que ñemewu ma joxe conseil. maa gën a dëng ñëpp maa gën a ñàkk matadi ñëpp donc je n'ose pas am prétention boobu benn bi ci des
li ma mën a wax rek muy sama kàddu boo xam ni peut-être moom la ñuy tëjee mooy yàlla na yàlla wàcc xéwal Sénégal def fi jàmm yàlla na yàlla muccal Sénégal ci lobby yi ak ñiy monter guerre yi ca àdduna bi. information daf ñuy wax ne dara xew na fenn mais la fay du information du ñu wax mukk ni diw moo ko sooke daf ñu naan rek dara xew na population yi ñu ngi traversé ñu ngi leen di jële fii nangam maar de taal yi yàlla na ump Sénégal yàlla na Sénégal ne ci jàmm sur ressources yi fi nekk yàlla nañ ci profiter ni mu waree président Macky Sall yàlla na yàlla kattanal ka muccal ko ci li koy tënk ak ñi koy tënk ba la mu waxoon ak sénégalais yi avant muy falu mu ñàkk ko mën mu dellu si loolu ci li ko dese ci mandat li nu mën a wax daal mooy Sénégal ñu ngi dund moment yu difficile et pourtant Sénégal nekk na dëkk du ma ne bi gën a riche ci àdduna bi de mais tey boo jëleen juróomi dëkk ci àdduna bi yu am alal am teranga Sénégal du ci génn donc jot nañu xamal loolu sénégalais yi jot na sénégalais bu ne jéem a wuti information bu baax nag du France 24 moo la koy jox du France Info moo la koy jox du beneen média occidental moo la koy jox du TV5 du France Télévision du keneen du sax ñun ñi ne ci média yi xam nga kan moo la koy jox ak lu la koy jox laaj ñi nga war a laaj nag ñan la faw nga xàmme leen xàmme bi nag moo jafe yàlla na yàlla may ñu am capacité wu xàmme ñi ñuy wax dëgg ak ñi ñul wax dëgg. jaajëf Pa Assane Seck ñoo ngi lay jaajëfal di la remercier ci jot bi nga ñu may nii di leen remercier yéen ñi nga xam ne yéen ñu toppoon di leen wax ngeen abonné bës cloche bi ngeen di jot suñu ay vidéo di leen jox di daje beneen samedi incha allah. Biokinia 100% naturel ay gëstu yu boroomi xam-xam def ci suñu gàncax H32 garab la goo xam ni day dimbali nit ci wàllu fertilité ku mënuta am doom maanaam baax lool ci kyste ak fibrome wala jigéen ju ñàkk bànneex ci buy sëy Diospyros di médicament bu ñu xalaatee ci garab yi réew mi muy dimbali góor muy am yëg-yëg ci buy sëy di dindi ci moom ak néew doole di ko nelawloo itam te di ko taxaw ci nekkin ci wàllu xalaat yéen ñi nga xam ni di ngeen am yaram te bëgg a wàññi graisse gi nekk ci yéen Biokinia indil na leen garab gii ñuy wax fine forme da ngay daal di wàññi sa poids ci bu gaaw a gaaw am bind bu jekk te rafet lool noonu itam la defaree garab gii ñuy wax iya forme da lay jox bind bu jekk lool bu dee jigéen daf lay jox forme bu mucc ayub macha allah bu dee xale bu xiiboon da koy may kantan mag itam ci la gën a baax waaye noonu la baaxee ci jigéen juy nàmpal ndax da koy may soow bu baax am na ay pommades yuy guddal sa karaw ci anam gu gaaw am na ay pommades de massage di dindi bépp métit bu nekk ci sa yaram Biokinia ci xalaatam indi na itam savon Biokinia fees dell ak acide hyaluronique di dindi ci yow vieillissement waaw da nga koy sangoo bés tax te yooyu dong laa leen tuddal des na yeneen ak yeneen ci xeetu tawat yu ñuy faj ci médicament yu Biokinia doon ay gëstu yu boroomi xam-xam amal fii ci Sénégal ak garab yu dëkk ak ñun fii ci Sénégal jokkoo leen ak Biokinia ci 76 379 21 21 wala 77 161 21 21 Biokinia gàncax yi leen di indil tawfeex